oui waxtaan nañu ak président dina la woo mais bu la wooyee jël ko rek man leen man kay amu problème bu woowee dinaa jël man amu problème boobu du man maa am problème ci woote bi mu wootee nuyoo jàmm sante ne ma non dafa bind message ne ma bonsoir président, pouvez-vous passer au palais tout de suite? ma tontu ko ne ko mënuma ñëw tout de suite ndax guddi na waaye su ëllëg mën naa ñëw à 8h incha allah loolu tax démb ma dem fa bi ma xëyee ma dem fa 8h ba midi on était ensemble on a discuté loolu lépp nag bu ma ko defee c'est parce que te bi ñu toogee wax naa ko nee naa ko su doon yow dong ak man dong duma fi ñëw mais li tax ma ñëw mooy li ñu seq muy Sénégal te xam naa ni gouvernement boo def bu Pastef bokkul turu gouvernement lay doon waaye yoroo réew mi pour éviter yooyu yëpp nag moo tax ma ñëw te it ministre yi ñu la yéene te ñu liggéey ak yow li ci ëpp ci ñoom liggéey ak yow ñaari at xam nga seen xarañteef xam nga seen engagement xam nga seen njub moo tax ma ne naa ñëw ñu waxtaan ñu toog waxtaan kon lii dama fàttali processus bi péripéties yi duggaguma ci fond bi foofu la ñu jaar bu ñu toogee waxtaan nag dama ko fàttali li nga xam ne moom la ñu tegoon ci suñuy loxo ndaw ñu waxtaan ceeg Al Aminu parce que dañoo jàpp ni ñun 2024 bi ñuy jël nguur les planètes étaient alignées mooy président Pastef la woon bu amul sikki sàkk mu tabb premier ministre boo xam ne premier ministre Pastef la bu amul sikki sàkk ñu ànd ci programme boo xam ne moo ñu andi woon fii ci nguur gi ñu former suñu gouvernement waaye ñaari at daw na lu bari feeñ na ba ñun ñu gëm ni moom dafa def virage nekkatul ci programme Pastef en tout cas pas totalement ci programme Pastef dafa def virage ci wàllu politique ndax wan na gannaaw Pastef dem di yóotu leneen ak ñeneen kon bu ñu naree àndaat il faut waxtaan bu yees boo xam ne dañ naan ci yan anam la ñuy ànd yan consensus la ñuy am ban programme minimal la ñuy am lan la kenn ku nekk di bañ ak lan la kenn ku nekk di nangu moo tax bi ñu toogee dama ko ne politique àdduna ba mu dañ science politique dafa am des règles yoo xam ne du lu ñuy laam-laame mooy ku yor majorité mooy former gouvernement loolu mooy règle ci àdduna kon ñun ñoo yor majorité France ñaari yoon ñuy def cohabitation bu njëkk Mitterrand dafa ñëw ñàkk assemblée devant Chirac mu def cohabitation désigné Chirac premier ministre mu former gouvernement ñaareel bi mu am mooy moom Chirac perte élection législative devant Jospin loolu mooy règle universelle bu amul rek mooy kenn amul majorité bu dëgër assemblée boo xam ne moom dong mun na imposer ma ne ko kon yow ñun ñoo waroon tànn premier ministre déjà te yàgg naa la ko proposer bu dee Sonko nga amal problème Sonko mun na écarter wu mais nga bàyyi Pastef tànn premier ministre ñi fi nekk ñëpp mun nañ nekk premier ministre nga xëy tànn premier ministre boo xam ne consulté woo ci sax Pastef te xamul suñu histoire politique moom dégg naa ko démb mu ne day joxe leçon li ma koy conseillé mooy na yem ci chiffres yi ndax boobu ba léegi maa ngi rafetal lépp rafetul nag waaye maa ngi rafetal nuñ bi ñuy sonn di daj lu ne moom feneen la nekkoon kon na yem fi ñu ko yemloo nee na technocrate la na yem ci technocratie bu ñu tax a wax parce que xam nañu lan mooy rôlam réellement ci li xew kon bu ñu tax a wax donc ma ne ko tànn nga premier ministre te consulté wuñu
normalement dañu waroon tëj bunt bi ñun Pastef mais malgré tout ñu continuer am ouverture léegi nag dañoo bëgg ñu waxtaan ci ban anam la ñuy demee d'abord y a des questions de fond gestion dette bi naka la parce que mooy principal problème Sénégal pouvoir d'achat bi mooy njëgi lan la ak nuñ koy doxalee renégociation yu ñu entamé te mu àndil ñu satisfaction yu bëri naka la problème mu justice ak reddition des comptes bi nga xam ne dañ cee teg tànk te xam nañ fu mu jógee naka lañ koy doxalee yooyu ñeent yi gën a am solo la mais am na yeneen yoo xam ne yu ñu yitteel la ne ko nañu waxtaan ci yooyu bu ñu génnee ci yooyu nag ñu doog wax ci gouvernement bi ci boppam mu ne way yooyu mun naa ci tontu bor bi ñun jëluñu ci benn engagement ak FMI nit ñi ñoo ciy wax lu ne ñu wax ko mais ñun jëluñu engagement ci restructuration waaye bu demee ba mënatuñu it dinañ dem ci restructuration ma ne ko dégg naa mu ne njëg yi même réponse waxuñu ni dañuy yokk njëg yi tey wala suba waaye bu ñu demee ba mënatuñu dinañ yokk njëg yi ma ne ko ñaar dégg naa renégociation yi mu ne fañ ci nekkoon dañ ko continuer waaye am na ay problème parce que recevoir nañu ñaar ba ñetti notification de contentieux et cetera ma ne ko renégociation ak contestation ñoo ànd waaye sur 50 dossiers boo ci amee 3 contestations kon ça veut dire que alhamdulilah ñu dugg ci justice bi déggoowuñu moom jàpp na ni justice bi ak reddition des comptes bi lépp baax na problème amul ma ne ko kon du ñu avancé ci wàllum justice demal nga laaj Sénégalais yi lan mooy seen perception ci justice wax ma justice reddition des comptes rek waaye ba ci justice ordinaire bi demal nga laaj Sénégalais yi lan mooy seen perception te ni ma gisee mu doxal ak ki mu teg ci justice bi je n'ai rien contre lui muy woon avocat am te tey dossier yu bëri yi nga xam ne mi ngi foofu ci parquet financier moom moo leen doon défendre wala moo doon dox diggante yi sama xel du dal ci justice bi ma wax ko léegi mu leer madame la ministre de la justice ngi nii xam na lu mu daj ci mbir mi te lu mu liggéey ba sonn nit ñi jaar ci kawam joxe ay instructions yu contraire ma ne ko kon du ñu d'accord parce que justice bi li fi xew léegi sax c'est pire que liñ doon xeex ñun kon boobu d'accord ñu ci bi ñu weesoo loolu ñu ne dañu waxtaan ci gouvernement bi naka lañ koy tëralee ma ne ko